ahlan wa sahlan wa marhaba asalaamaaleykum 100% sport begeek ziar ak ndamook tiitaroo lépp àndandoo na ñeel leen fii ci albuqaatul mubaraka place bu barkeel bi fii la nuyoo gi nag di lambe 100% sport à 100% sport b 100% sport number 1 100% sport number 2 ajjuma jàpp samedi le 13 août 2022 ñu fasari ñëw tasal leen xibaar yi kon nag ma koy doore ak star yu bare bari nag yoo xamante ni bii ci calcio di championnat Italie dem nañu Angleterre ci été bi la ñi ci gën a fës nag ñii la 100% sport ñu gis ne Kalidou Koulibaly jóge na Napoli dem Chelsea, Ivan Perisic jóge Inter dem Tottenham Hotspur, Gianluca Scamacca jóge Sassuolo dem West Ham United, Strakosha jóge Lazio dem Brentford, Mikel Damsgaard daal di dem foofule ca Brentford jóge Sampdoria, Aaron Hickey jóge Bologna dem Brentford, Remo Freuler daal di jóge Atalanta dem fële ca Nottingham Forest ci 100% sport. soo bëggee xam ana kan moo di le lion des finales jàppal ki la di Thibaut Courtois asadu nihaiyat ndax kat ci final yi ci dëgg-dëgg gaynde lay doon. Thibaut Courtois moom moo nekk gardien final yi mag yi am na fi joueur boo xamante ne rek moom moo am jàpp na rek yëngal ay caaxam ci benn ci final yi ginnaaw ak seem ci Real Madrid te moom moo di le jeune japonais Shiontani ci mondial des clubs atum 2018 kooku rek moom moo mës a am possibilité dugal Thibaut Courtois bu ci final bu mu ànd ak Real Madrid ginnaaw si loolu le ñeenti final yi mujjee joué yëpp ay clean sheet la ca fàggoo maanaam encaissé wu ci benn bi Supercoupe Espagne 2020 encaissé wul but mi ngi noonu contre Atlético de Madrid ak tamit contre Athletic Bilbao yooyu yëpp encaissé wu ci bi ci final 14e Ligue des Champions bi contre Liverpool encaissé wu ci benn bi ba ci Supercoupe d'Europe bi contre Francfort encaissé wu ci benn bi waaye sax nekkoon nag ku décisif bokk ci amagun ak Real Madrid juróom-ñaari trophée actuellement. lan mooy critère latéral droite bu bees bi nga xamante ni bii moom la Barça bëgg kon nag presque Catalogne bi dañoo daal di xamle ay melokaan yi nga xamante ni bii Barça daal di nañ ko bëgg ci ab latéral bu bees bu ñu fas yéene recruter te nag Xavi Hernandez sax daal di koy sàkk ci direction bi ndax dafa sàkk ci ñoom ñu recruter benn joueur offensif bu niroo ak Dani Alves waaye nag kooku mooy gën a doon xale waaye tamit daal di maîtriser li nga xamante ni bii moo di dribbler jàkkaarloog yow laaxalaalu la jàll. du doon dara ci moom waaye tamit dafay mën di attaqué bu baax a baax waaye tamit di mën di yëkkati ay centre ngir di mën a dimbali Robert Lewandowski waaye nag di exploiter espace yi nga xamante ni Rafinha ak Ousmane Dembélé ñu ngi koy bàyyi ginnaaw. évolution yi demu kii di Kai Havertz fële ca Bayern Munich 100% sport ma ni garab bi baax na am na njëriñ te efficace na te it gars yi ñu ngi koy ramasser bu baax a baax ndax gis nañ ci njëriñ ndax amul benn effet secondaire. góor gu néew kàttan ci biir néegu say moo ca aay lu jëm ci hémorroïde interne externe moo ca aay seere ballonnement koo xamante ni bii biir bi dafay jooy di am ngelaw fatiguement général moo ko sonal wala koo xamante ni bii lekk wala boog nelaw moom la mënul garab baa ngi noonu le numéro baa ngi nii 77 882 90 56 foo mën a nekk Sénégal incha allah dees na la ko mën a livré garab bi nag 25000 lañ ko wecc ko Mohamed Sène mani jëlal kon nag presse allemande bi dañoo daal di xam ne Bayern Munich ñi ngi doon xool sax procureur ki di Kai Havertz joueur Chelsea bi la ci ndorteelu été bi pare war nañu sax ngir daal di ko dugalante defante maanaam weccoo ak Chelsea bu ko defee jël Robert Lewandowski jox leen jël crédit Kai Havertz waaye nag le jeune polonais Robert dafa préféré Barça kon nag Bayern nañu ni dina delloowaat buum ca booy booba ngir rek jéem a recruter waat crédit Kai Havertz ci été bi ñu dëkk journal bi ni liy feeñ ci Carlos Enrique Casemiro Tchouaméni mooy ki ko waral xool leen li xew ak moom 100% sport ñu ni Tchouaméni bi nga xamante ni ñëw na Real Madrid dafa ñëw ngir concurrence ak Carlos Enrique Casemiro nga xamante ni bi nekk na joueur bu am solo waaye tamit wane lu rëy sax ci match pré saison bi feeñ brillé bu baax a baax ci Supercoupe d'Europe bi contre Francfort ndax amal na 10 récupération de ballon fukki yoon yoo xamante ni dafa daal di récupérer ballon bi ci tànk adversaire yi waaye tamit 9 intervention yi mu amal 6 yëpp dafa daal di am réussite Casemiro li ci doy waar mooy d'habitude daawul doore saison bi ci niveau yu kawe nii waaye danaa dugg ci saison bi rek di améliorer ndànk-ndànk semaine par semaine ba keroog muy nekk au top waaye nag at bi surprise mooy Real dafa ñëw recruter Tchouaméni poussé ko nag ngir mu wane li gën ci li mu amee te dëgg-dëgg daal Casemiro ndooteelam gi daal waaye lii raar na
Man City 100% sport am nañu ay option nag ngir daal di recruter ab latéral gauche ngir rek remplacer dem kooku di Zinchenko file ci Arsenal kon nag ñu ni ñii bëgg nañ ci tànn kenn recruter ko indi ko teg ko place su Zinchenko ki ci nekk mooy Renan Lodi bu Atlético de Madrid, Guerreiro bu Borussia Dortmund, Ryan Aït-Nouri bu Wolverhampton, Grimaldo bu Benfica ak tamit Bruno Sousa bu Stuttgart. Détail financier yu aju ci demu ko crédit Bravo fële ci Real Madrid 100% bi kon nag Real jege na ci recruter crédit Iker Bravo joueur Bayer Leverkusen bi la nag daal di am 17 ans kon nag carrière mu fas yéene ko door ak Castilla bi booy Real yi waaye tamit ànd ak club bi dañu bëgg rek mooy daal di ko convaincre ci ñu daal di appliquer option d'achat bi kon nag première saison bi dafay doon en prêt maanaam daal dañ koy àbbu ci koppar gu toll gi 150 plus 100 000 yoo xamante ni dafay aju rek ci nombre de match yi muy joué ànd ak option d'achat bu toll ci 6 millions d'euros yoo xamante ni dafay am tamit ay mbaqu saki bu ñaa buñ ko recruter. marché Atlético de Madrid bi 100% sport nag nemmeeku nañ cak yokkute moo xam ci wàllum jënd moo xam ci wàllum jaay nag club bi nag dafa bëgg a récupérer waat trophée bi nga xamante ni bii moom la gagné woon ci atum 2021 kon nag 100% sport. Atlético de Madrid daal dinañu recruter xale bi la di Samuel Leno nekk benn joueur brésilien jële ko foofu la di FC ca Portugal bu ko defee nag mu signé contrat bu duré 5 ans di juróomi saison Atlético de Madrid daal di recruter le jeune belge Axel Witsel mi ngi noonu kon nag dikkal na leen ci transfert libre maanaam fii sabilillah la ñëwee Atlético daal di recruter Molina latéral gauche de Udinese ci koppar gu toll ci 20 millions d'euros nga xamante ni bii dafay lambe waale tamit ni maanaam xale boobu la di Nehowen ab défenseur la léegi dañ leen koy jaayaale daal ñu ngi noonu dañ koy jaayaale Udinese bu ko defee nag Luis Suarez, Vitolo, Versaleko ak Arias ak Héctor Herrera ak Mouejo ñoom ñoo takk seeni débës nag romb ndànk Atlético dem seen yoon. waaye tamit fële ca Barcelona 100% sport marché ba riche na ndax kat ñu bëree bëri dem nañ ñii jaay nañu leen ñii seen contrat jeex na ñii abale nañu leen kon nag bu ñu xoolee ñi dem nga xamante ni bii kat nekkoon di sonal club bi financièrement ñii la Philippe Coutinho dem na Aston Villa loolu kon mat na de manière définitive Dani Alves contrat am jeex na dem na Adama Traoré diiru prêté bi jeex na dem na Luuk de Jong diiru prêté bi dem na Clément Lenglet abal nañ ko Tottenham Hotspur Francisco Trincão abal nañ ko Sporting Lisbonne Raymond Monage dem na Watford ci koppar gu toll ci 2,5 millions d'euros Moussa Wagué dem na foofu la di Goretza gratuitement Oscar Mingueza dem na Celta Vigo Riqui Puig dem Los Angeles Galaxy ci États-Unis d'Amérique Neto dem Bournemouth ndax kat ñoom moom ak Barça ñu waxtaan ba juboo ñu dindi contrat bi ku ne dem 100% sport junior l'équipe nag doon xam ne ni Paris Saint-Germain dañoo bëgg a recruter crédit Marcus Rashford bu dee taskati xibaar Rob Dawson dafa daal di xamle ni United nag dañu am xeerte am bëgg-bëgg ci am accord ak Marcus Rashford ngir renouveler contrat am li ko waral nag mooy Paris dañoo dugg ci ay négociation ak Marcus Rashford ngir recruter ko ci mercato été bile ngir renforcer seen ligne défensive bi loolu nag mooy li entraîneur mancunien yi bañ ba tax na nag ñu daal di bëgg a dog yoon bi renouveler ko contrat. 100% sport léegi leer na liste finale bi ëmb les 3 meilleurs entraîneurs te war ñetti entraîneurs yi gën a xarañ ci denuk Europe bi ci atum 2022 bi nag kon UEFA daal dina ko génne léegi nag ñu fas yéene caa seppi kenn ne ko yow entraîneur bi gën a xarañ loolu nag des na ko xam incha allah le 25 août bi ñu nekk nii ne bu ko defee nag liste finale bi ñi la ëmb ñetti ñi li Carlo Ancelotti l'entraîneur del merengue Jürgen Klopp l'homme de la fierté ak Pep Guardiola l'entraîneur philosophe joueur Atlético de Madrid bi la 100% sport dem na dem gu bette sax fan la dem xanaa ci équipe bi la ñuy wax Brøndby ca Danemark kon nag dem na fa officiellement kokkan la xanaa Daniel Wass dem na foofu le ca Danemark Junior Marca nag moo ñu xam ne ni Daniel Wass dafay signé contrat ak l'équipe danoise boobu la ci contrat bu duré 3 ans di ñetti at ginnaaw bi nga xamante ni bii ci mois de janvier bi passé nag la jóge woon Valence rejoindre équipe roxe blanco si kon nag takkaat nay kaakaam dem na ndax Benzegol Benzema Karim Moustapha Benzema mooy doon meilleur joueur ci denduk Europe bi kon nag UEFA daal dinañu xamle officiellement liste bi ëmb ñetti joueurs yi gën a xarañ nag ci denduk Europe bi ñu fas yéene cee sepp kenn ni ko kat xale yi
doo seen morom kon nag ñett ñooñu le 100% sport ñaar ñi joueurs yi Real Madrid lañu kenn ki di le jeune français Karim Benzema ki ci des nekk le jeune belge Thibaut Courtois ki ci desat tamit nekk le jeune belge joueur de Man City Kevin De Bruyne 100% sport. Juventus de Turin daal dina recruter officiellement ki di Kostis waxoon naa ko sànq kon nag Juve ci àjjuma ji nag la daal di xam ne ni recruter na ki di Philippe Kostis jële ko Eintracht Francfort signé ko contrat buy dem ba 2026 kon nag Kostis daal di coûter Juve kopp gu toll ci 12 millions d'euros rax ci dolli 3 millions d'euros ni ay bonus 100% sport kon nag contrat bi 4 ans la di ñeenti at la xaar. décision Real Madrid bi 100% sport dafa tax nag ba ñu xam ne kii di Karim Benzema dëgg-dëgg kenn la maam Xaadim jërëjëf ci teraanga ci ndax kat ku la defal lu baax soo ko waxul buy lim ay ndoonam dina la ci boole wallaay ndeysaan jërëjëfati maam Xaadim teraanga ji wallaay ndeysaan gis naa ko. kon nag bu dee taskatu xibaar di Thomas Gonzalez nag dafa daal di xam ne le jeune français Karim Benzema dina renouveler contrat am ci diiru yeneen ñaari at maanaam 2 saisons ak Real Madrid kon nag Karim Benzema dina doon premier joueur ci taarixu Real Madrid am plus de 30 ans ñu koy renouveler contrat am ci diiru ñaari at bataaxal bi nag la muy wane mooy ca dëgg-dëgg Karim kenn la kii kenn la. doo gëm sax li nga xamante ni bii Thibaut Courtois def na ko Real Madrid 100% sport li ñu doon wax rek sànq mu nekk ay statistiques yu aju ci final yi nga xamante ni bii Thibaut Courtois jot na ko joué ak Real Madrid depuis mu signé contrat ak Real ci atum 2018 kon nag mu mel ni Thibaut Courtois am na 24 tirs yoo xamante ni bii tiir nañ ko jëmale ko ci ay caaxam ci final yi Real Madrid jot a joué waaye daal am na possibilité arrêté 23 tirs yépp daf ko faxas maanaam kon benn doo nga ci dugg benn. Thibaut Courtois di def nag ay performance yu exceptionnel ak Real loolu nag tax ba sax mu doon premier gardien wu équipe bi doon benn élément essentiel ci li tax ba Real Madrid nag di ngar daajoo ay trophée local ak ay trophée européen dëgg-dëgg nag kii kenn du moom. mi ngi noonu 100% sport kon nag mu nekk lu officiel Barcelone sax daal di koy fësal te moo di activé nañu beneen levier économique mu nekk 4e levier économique te moo di jaay lu tollook 24,5% ci droit de TV ci kopp gu toll ci 100 millions d'euros 100% sport ñu jaay ko nag boobule entreprise di Orpheus Media kon nag Al Nassr daal di xam ne ni club catalan bi dafa jàpp ni kat bu activé boobu les leviers économiques dina mën a enregistrer mbooram recrutement yi mu amal actuellement waaye tamit mu am koppar gu takk goo xamante ne dina dugg ci ay armoire ci yàlla mënu ko ci yàlla jaay yàlla def sutura rek yàlla def sutura te nag alhamdulilah comme que enregistré nañu joueurs yi. Juan Laporta gagné ne Josep Maria Bartomeu ci direction bu Barça bi kon nag mu ne Juan Laporta am na réussite nag ci dajale koppar gu takkoo ci été bile ngir rek tabax équipe bu am doole malgré que crise économique bi nga xamante ni bii ci la club bi nekk di souffrir par exemple Laporta amoon na réussite wala boog am na réussite jaay 49% ci studio yu Barça ci koppar gu toll ci 200 millions d'euros ci jamono jooju nag Josep Maria Bartomeu l'ancien président de Barcelona moom ay studio rax ci dolli académie bi lépp la naroon jël rek jaay ko ci koppar gu toll ci 350 millions d'euros Bartomeu dafa mel ni xaalis moom da ko doon for moom kooku. Napoli 100% sport jege nañu ci recruter joueur Tottenham Hotspur bi la kon nag Fabrizio Romano daal di xam ne Napoli am nañu sax accord ak Tottenham Hotspur ngir recruter crédit Tanguy Ndombele en prêt maanaam dañ koy àbb bu dëxañ ci contrat bi option d'achat bu leen neexee maanaam kon ñu mujjee ko jënd. évolution bu bees 100% sport bu aju ci United bi nga xamante ni bi dafa bëgg a recruter crédit Adrien Rabiot bi la taskati xibaar di Demarzio nag dafa daal di xam ne ni am na réunion bu doxoon diggante directeur sportif bu United bi ak yaayu Rabiot waaye nag réunion bi nekkoon na lu positif waaye nag nekkul lu décisif accord nag am na ci diggante ñaari wàll yi wala boog accord bi jege na lool accord bi jege na maanaam daal la ñu waxtaanee moom xel dal na waaye nag yëf yi jeexagul ba tey léegi rek njaw des na xambin yëf yi des na. Paris Saint-Germain 100% sport jox nañu feu vert 8 joueurs yoo xamante ni bi nee nañu leen bu ngeen gisee gura yéey leen journal L'Équipe dafa daal di xam ne ni Paris nag am na juróom-ñetti joueurs yoo xamante ni bii kenn ku nekk rek am nga ndigal pour dem laata mercato bi di tëj juróom-ñetti joueurs yooyu kan ak kan la ñii la Ander Herrera Rafinha
Draxler, Layvin Kurzawa, Kerrer, Idrissa Gana Gueye. yow moom li tax gaa yi en la mooy wàllum góor jigéen waaye ñoo xam de ñun duñu jàppale góor jigéen suñu yoon nekko ci ñoom laa la wax. très bien Idi ak tamit kooku la di Presnel Kimpembe ak Mauro Icardi. 100% sport xibaare nag di xam ne ni ginnaaw bi nga xamante ni bi United lajj nañu ci recruter Timo Werner daañu fas yéene jawale nag ci recruter kii di Hakim Ziyech. 100% sport kon nag ñu ni Erik ten Hag dafa bëgg a awalaat beneen retrouvaille ak kii di le jeune marocain Hakim Ziyech nga xamante ni bi daan na ko tàggat ci Ajax Amsterdam. mi ngi noonu kon nag bu ko signé contrat buy dem wala boo ko am na contrat bu ko takkee ak Chelsea bu atum 2025 te nag ak njëga moom Hakim Ziyech mi ngi toll ci 80 millions. publicu Barcelone bi 100% sport ñi ngi jàppale club bi nag koppar gu takku lool pour la première fois 100% sport Carena Coppi nag di xam ne ni kon ci samedi ji dana am benn record bu Barcelone nag daal di amal ci njaayum ticket ci match La Liga ci kanamu Rayo Vallecano ci journée d'ouverture bi kon nag mu mel ne équipe bi dana am tolloog 3 millions d'euros ci lii dugg ni ak koppar jaar rek ci ticket yi ñu jaay 100% sport kon ñu amoon rek ci match Juan Gamper bi bu ko defee nag musée spécial Barça bi dina encaissé lu toll ci 9000 personnes bu ko defee nag li ñuy am ni ay ngañaay ni ay bénéfice dana toll ci 150 000 euros ci bis bi maanaam foofu la ci musée wu club bi rek mi noonu kon daal ci match bi rek lii teew li nar a seetaan si billet yi wala boog ticket yi am nañ ci lu toll 3 millions d'euros. évolution yi aju ci transfert crédit Bellerin mu jëm fële ca Barcelona kon nag Bellerin daal dinañ ko sax proposé woon Barça moom sax mu leen négocier ak Arsenal ngir rek ñu may ko mu daal di mën a dem gratuitement surprise bi nag mooy Barça dafa sàkku sometime daf ni nañu xaar nañu neggandi ko tuuti waaye nag dàqul recruter ko waaye nag balaa dara mi ngi noonu li ñu bëgg mooy recruter Marcos Alonso daal di enregistré nag recrutement yu bees yi mu mel ni sax enregistré gars yu bees yi moom yëf yi mat na pare xanaa Jules Koundé la ñuy wax ni ay yëfam moo xaw a desas lëf. Jürgen Klopp l'homme de la fierté 100% sport mi ngi leeral nag position Liverpool ci recruter ab milieu de terrain ginnaaw blessure di Thiago Alcantara amu ni su nekkoon ne que recruter ab milieu de terrain mooy solution ni kon def nañ ko bu yàgg-yàgg loolu nekkul li ñu planifié du ñu recruter beneen joueur bu bees non. joueurs yi fi nekk nii suis très fier ci ñoom. Julián Lopetegui tamit mer na lool moom entraîneur Séville bi 100% sport yëkkati kàddu nag jamono ci jongante bi nga xamante ni ñàkk nañ ko seen digganteeg Osasuna mu ni man dama waaw ci penalty bi nga xamante ni bii moom la Osasuna am ndax ñi nga xamante ni ñoom ñoo di kuréel gi jaboote arbitre ñoom contraire loolu sofaan loolu lañ ñu waxoon ay fan yu néew ci ginnaaw ñu ne ñëwoon genre action yi kenn du siffler penalty pour man. penalty dafay jafe daal vraiment penalty bii dana jafe trop ñu comprendre ko te jàpp ma ni sax wér na waaye daal nañ ko accepter rek ànd ak naqar arbitre bi jox na ma carton jaune ndax dama ne ko lii du penalty ginnaaw si loolu tamit mënu ma waxaat ma ne ko du penalty mënu ma jàpp aw xob ma dee sama gémmiñ. Pepe Guardiola 100% sport li mu wax nag jamono ci Bernardo Silva. bu ñu xoolee ba xool daal dafa mel ni Bernardo Silva ak demam du ko bett ndax dafa ni xawma loo nar a xew mënuma confirmer desug Bernardo Silva ak ñun fan yi ñu dëkk mal nag mën na wane ay mbir yu bees moom xam na bu baax a baax ci ni ñun dañ ko bëgg waaye nag xamuma ana lu nar a xew bientôt mu jëm ci avenir. Sorouho Madeira l'homme des grands événements CR7 Cristiano Ronaldo 100% sport kon nag daal dina gën a dëgëral nag ay record am ci wàllum Ballon d'Or ndax bu ñu xoolee kii di Chris bokk na ci course bi ginnaaw bi nga xamante ne teew na ci liste ñi nga xamante ni bi ñoom la ñu nominé pour rek gagner Ballon d'Or atum 2022 bi kon nag Ronaldo bokk ci joueur wala bokk moom sax moom moo nekk ci bopp liste joueurs yi ëpp lu ñu leen nominé pour wàllum Ballon d'Or ndax am na 18 fois de nomination fukki yoon ak juróom-ñett yoo xamante ni bii saa bu ñuy tànn joueurs yi gën a xarañ ngir tànn ci ki ñu war a jox Ballon d'Or bi rek Chris ma nga ca biir topp ci Messi moom mi ngi toll ci 15 fois di fukki yoon ak juróom Paolo Maldini topp ci 13 fois fukki yoon ak ñett Johan Cruyff topp ci ak Beckenbauer kenn ku nekk 12 fois nga teew ci liste ñi ñu nominé pour wàllum Ballon d'Or.
championnat Italie 100% sport di door ñu fas yéene ci soobu nekk waaye tamit di séentu mu tàng jër nar a neex xumuta dagan ndax lan entraîneur ya fa nekk seen force ñu amee loolu moo tax ba nag ñuy séentu ne yëf yi mënul yomb il faut mu neex maam xaadim maa ngi lay béggee maam xaadim teraanga ji gis naa ko agsi na bari na yàlla na yàlla fay la kontaan nañ ci lool yàlla na yàlla fay la yàlla na yàlla fulal la ko ba defal la koy milliard maam xaadim kontaan nañ ci teraanga ci yàlla na yàlla fay la 100% sport waaye nag laa ko wax ndax maam Bamba sa turandoo kon nag li ëpp importance wala ñi ëpp importance ci yooyu la entraîneur rek ñi ne Allegri ak Juve ñu koy séntu mu doxal Simone Inzaghi ak tamit li nga xamante ni bii mooy yoonam gi fas yéene continuer ak Inter champion bi di Pioli ak Milan Atalanta ñu fas yéene doxal ak Gian Piero Gasperini fas yéene delluwaat encore au top Napoli ak seen entraîneur bu mag boobule di Luciano Spalletti Fiorentina tamit di wéy rek di wekk seen yaakaar ci boobule entraîneur di Vincenzo Italiano. ajandi enregistrement crédit Jules Koundé nag nekk na loo xamante ni bi fooguñu ko woon séentuwuñu ko woon 100% sport bi la taskati xibaar di Alberto Lopez dafa daal di yéemu nag ci club bu Barça bi enregistré gi ñu enregistré mboolem recrutement yu bees yi ba mu des crédit le jeune français Jules Koundé 100% sport Lopez mu ni man daal damaa waaru ci ne Jules Koundé moom rek la ñu daal di exilé ci première étape bi ci enregistrement yi ñàkk a enregistré nag défenseur bi de 100% sport ñu ni tekkiwul dara amul dara loo xamante ni bii am na lu mu cay wundu dafay absenté rek premier match bi contre Rayo Vallecano suñ ko enregistré wul ci waxtu yu njëkk yi ci suba ak samedi jëlee waaye daal lu jëm ci enregistré ko moom tôt ou tard dana am loolu moom bu ci kenn jaaxle mu yàgg wala mu yeex des na ko bind. ajandi enregistrement crédit Jules Koundé nag nekk na loo xamante ni bi fooguñu ko woon séentuwuñu ko woon 100% sport bi la taskati xibaar di Alberto Lopez dafa daal di yéemu nag ci club bu Barça bi enregistré gi ñu enregistré mboolem recrutement yu bees yi ba mu des crédit le jeune français Jules Koundé 100% sport Lopez mu ni man daal damaa waaru ci ne Jules Koundé moom rek la ñu daal di exilé ci première étape bi ci enregistrement yi ñàkk a enregistré nag défenseur bi de 100% sport ñu ni tekkiwul dara amul dara loo xamante ni bii am na lu mu cay wundu dafay absenté rek premier match bi contre Rayo Vallecano suñ ko enregistré wul ci waxtu yu njëkk yi ci suba ak samedi jëlee waaye daal lu jëm ci enregistré ko moom tôt ou tard dana am loolu moom bu ci kenn jaaxle mu yàgg wala mu yeex des na ko bind. nekk noonu tamit waa Italie équipe italien yi am nañu réussir daal di recruter ay star yu fese fese ngir rek championnat bi delluwaat nag fa mu nekkoon ci ñaari saison yu mujj yi 100% sport kon nag Romelu Lukaku daal di delluwaat ci ancienne équipe am di Inter de Milan ñu abale ko fa ci diiru benn at ci koppar gu toll ci 8 millions d'euros Inter de Milan daal di am réussite tamit daal di am kooku la di Mkhitaryan ginnaaw bi contrat am jeexee ak Roma ci même façon bu la sax ci lañu daal di recruter ancien gardien wu Ajax ba di André Onana daal di fëkk tamit kooku la di Christian Aslani jëlee ko Empoli ci koppar gu toll ci 14 millions d'euros Milan daal di recruter le jeune belge Divock Origi jëlee ko Liverpool gratuitement activé option d'achat bi nekkoon ci contrat prêté maanaam Junior Messias Milan Crotone abaloon dañu ko daal di mujjee jënd ci koppar gu toll ci 4,5 millions d'euros Alessandro Florenzi tamit ñu daal di ko recruter de manière définitive jëlee ko Roma ci koppar gu toll ci 2,7 millions d'euros kooku nga xamante ni tamit moom moo di De Ketelaere ñu daal di ko jëlee foofu ci Club Brugge ci koppar gu toll ci 35 millions d'euros Juve daal di recruter France bi di Paul Pogba ak l'Argentin Ángel Di María mi ngi noonu kii nekkoon joueur Paris kii tamit daal di nekkoon joueur United 100% sport kon nag ñoom ñaar ña nga fa demee gratuitement ay joueurs libre la ñu woon Andrea Campiaso tamit daal di ko recruter défenseur génois ba ci contrat bi dafay dem ba le 30 juin 2027 mi ngi noonu ginnaaw solo suñu daal di ko abalaat Bologna ba saison bi jeex Federico Gatti défenseur Frosinone ñu daal di ko recruter ñoom waa Juve ci koppar gu toll ci 10 millions d'euros ak défenseur brésilien wala tamit di James Bremer ci koppar gu wala bokk ci diiru 5 ans jëlee ko équipe di Torino ci koppar gu toll ci 50 millions d'euros ak Kostis ñu ngi ko jëlee Francfort ci koppar gu toll ci 15 millions d'euros ñoom waa Juve Roma daal di am njàpp na du ko recruter ancien joueur United bi di Nemanja Matic wala bokk joueur United bi di Nemanja Matic ci diiru benn saison nga xamante ni war nañ ko mën a yokk sax bu leen neexee. mi ngi noonu daal di recruter tamit Paulo Dybala ci transfert libre jëlee ko Juve Nemanja Matic kon may wax ni Roma recruter nañ ko signé ko contrat ci diiru 1 an nga xamante dafay mën
tamit ñu daal di koy prolonger su la neex. Simone Inzaghi 100% Sport l'entraîneur de Inter de Milan nag daal dina yëkkati kàddu close débat bi mu jëm ci avenir Crédit Skriniar lu jëm ci ak demoon tamit fële ca Paris Saint-Germain kon nag ci conférence de presse bi ñu doon amal niki ci àjjuma ji ci la yëkkate yile kàddu bu ne Skriniar du quitter club bi du dem fenn comme ni nga xamante ni ñi ngi séentu rek recruter ab défenseur bu bees am nañu accord ak direction wala bokk dirigeant yi am accord ak club bi. ngir respecté gu ñu respecté public bi waruñoo wax sax ci transfert yi ginnaaw si tey waaye daal dañuy concentré wu rek ci terrain bi club bi xam na ni am nañu problème ginnaaw dema kooku di Andrea Ranocchia te it ñu ngi liggéey ci recruter ab défenseur wala bokk ab joueur bu bees ci défense bi. Pepe Guardiola 100% Sport di commentaire ci niveau bi di Erling Haaland ak Man City mu ni joueur la bu exceptionnel waaye nag weer rek la defandoo ak ñun kon nag nekkul lu mënul ñàkk nekkul lu nécessaire. ma leen di wax li ma xayma ci moom ndax ñun ñëpp xam nañu xayma Crédit Haaland dafa nekk benn concurrent de manière incroyable te nag victoire rek la bëgg ndam rek la bëgg. L'attaquant de FC Séville di Rafa Mir nag dafa daal di commentaire ci défaite bi ñu jël seen diggante ak Osasuna mu nekk seen match d'ouverture maanaam daal ñoom ubbi tey jàng tey défaite tey kon nag mu daal di wax kàddu yoo xamante ni mer da ci àndal mu ni match bi dañ koo jeexale ci ab penalty boo xamante ni moom la ñu leen may. ay fan yu néew ci ginnaaw kuréel gi jabooti la Liga Santander bi dafa doon wax ni genre action yi la kenn du ko siffler penalty 100% Sport kon daal lu mel ni Séville dañuy ñaxtu ab penalty bu ñu jox Osasuna tax ba loolu ñàkk loo leen match bi kon nag ñu ni penalty bi Osasuna am indi na polémique bu rëy rëy ci milieu sportif espagnol bi ñenn ñi nag gis ni boobu la action ci dëgg-dëgg nag warul woon arbitre bi ci siffler penalty waaye nag contraire bi mooy li am te mooy arbitre bi siffler na penalty Osasuna door nañ ko dugal nañ ko gagné nañ ko Séville Sénégal jëm kanam. Erik ten Hag coach de United 100% Sport di commentaire nag ci jongante war a dox seen diggante ak Brentford mu ni match bu nekk dafay difficile dafay métti ñoom équipe lañ bu baax lool comme équipe bi ñu jaamaaloo woon nag ci journée bi passé te moo di Brighton am nañu benn équipe am benn entraîneur boo xamante ni bii mi ngi ak ñoom ci diir bu yàgg tey dañu am benn forme bu extraordinaire waaye nag dañoo war a gagné nag. Thomas Tuchel 100% Sport mi ngi commentaire ci jongante bi war a dox seen diggante ak Tottenham Hotspur ci Premier League bi mu ni ñoom dañu am benn style bu spécial te nag c'est important lu am solo la ñu baax trop ci ni ñuy jëflante ak ballon bi waaye tamit ñu nekk équipe bi dominer match bi li ñu bëgg te di ko souhaité mooy match bi ñu desal ko ci suñu diggu terrain ñu dagg match bi dagg terrain bi comme ni nga xamante ni tamit war nañu maîtriser contre attaque ñoom seen contre attaque yi. Tottenham xëy na moom moo nekk sax meilleure équipe du monde ci wàllum contre attaque kenn mënu ko. Erik ten Hag daal di dellu seeti commentaire ti nag ci défaite bi ñu jëloon seen diggante ak Brighton ci seen premier match ci Premier League mu ni li may amal chaque match mooy analyser ko gis mbir yi ni mu doxee baax na war a déet ak li ñu war a mën a évoluer ak li nga xamante ni bi moom moo dox ci anam goo xamante ni baaxul. ak li nga xamante ni bi moom la ñu war a joyante jubbantu ko ak naka la ñuy entraîner bu ko defee nag ñu daal di wax joueurs yi ni entraînement yi moom mooy tax ba équipe bi mën a am amélioration jàng nañu nag lu bare waaye nag c'est normal suñu nekkee ci ndorteelu saison bi. Thomas Tuchel mi ngi leeral nag situation wu Chelsea wala position wu Chelsea ci amal ay recrutement yu bees ci été bi la mu ni xëy nañu dolliwaat beneen défenseur indi ko suñu équipe bu ñu xoolee. limub défenseur yi ñu amee ndaxte ñun 3 défenseurs rek la ñuy joué di. Memphis Depay ana fu mu nar a jëmi 100% Sport Sky Sport di xam ne ni am na club Londres boo xamante ni mi ngi jokkoo ak Barça bëgg a recruter crédit Memphis Depay te nag club bi mi ngi planifié ngir def crédit Memphis Depay mu nekk joueur bi ëpp payoor ëpp luñ koy fay ci club bi ban club la 100% Sport. bonne nouvelle ci public Liverpool bi 100% Sport Crédit Club nag moo ko daal di xamle mu ni mbooleem yeneen solution yi mi ngi nekk ci biir équipe bi sûrement que am nañu ay blessures yu bari loolu leer la waaye nag Naby Keita dina dellu siwaat lundi Kostas dana dellu siwaat niki tey ci entraînement yi bu ko defee nag mën na sax teew lundi suñ diggante Crystal Palace dana mën a dellu siwaat 100% Sport. Erik ten Hag ma ngay close débat bi mu jëm ci avenir Crédit Marcus Rashford ak United Erik ten Hag 100% sur mu ni gis naa importance am moom Marcus Rashford depuis sama premier jour fii ci United te nag vraiment je suis très heureux ci moom
bëgguma ko perte sûrement que dafa bokk samay plan fii ci United 100% sport saa si tembe nag mu nekk di taw may dafa fàttali ci ni buy taw am na ñaan bu sangi bi alayhi salaatu wasalaam jàngale woon te moo di allahumma sayyiban nafia allahumma sayyiban nafia wallaay ndeysaan allahumma xawaalayna wala alayna ñu ñaan rek taw bi sotti ci jàmm te bari lool te ànd ak teraanga gàncax gi jóg te ñor ci jàmm te bañ a indi benn loraange 100% sport. kon nag 100% sport xibaar yi foofu la buure ñu fas yéene ko fi daje yemale ko fi incha allah ba beneen ma leen di fàttali garab gi góor gi néew kàttan ci biir néegu sëy moo ca aay lu jëm ci hémorroïde interne externe ballonnement wala koo xamante ni seeree ko sonal wala koo xamante ni bi lekk wala boo ko nelaw moom la dul man ndax du amee appétit wala boog dafa amee insomnie koo xamante ni fatiguement général moo ko sonal ndax yaram bi foo laal muy metti kon nag képp ku ci bëgg rek na woote ci numéro bi la 77 882 90 56 garab bi 25000 lañ ko wecc ko fu waay mën a nekk Sénégal nag des na la ko livré ma ni baax na efficace na amul benn effet secondaire incha allah seen aadi dina faju kon nag ma ni 100% sport 100% sport c'est